RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewu Sénégal. Babacar Fall. RFM Matin sunu gannaaw ba 7h40 jotee Babacar Gaye ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar di nuyu El Hadj Ndiogou Diène di wax déjà ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñu jéggal ma ci baat bi xaw a dee xam naa boo demee Seydou Gueye ak Diouf Sarr ñoo ma boole ak. xarfa xuufa yeeg yooyu. waaw. mais loolu yëpp dinañ ci góorgóorlu ba li ñuy wax mun a leer. waaw dañuy njëkkee tiis wi daanaka hélicoptère u démb bi hélicoptère ba jóge woon na Ziguinchor daanu ca Fatick. waaw Babacar loolu nekk na tiis wu rëy nekk méttit mais comme ñun ñëpp ci yàlla la ñu jógee te ci moom la ñuy dellu dañuy jàpp ne ndogal la waaye boo ko seetee ñàkkul aussi loxo doomu aadama mu ngi ci. bi ñu naqarloo mbir mi dañuy jaale ñi nga xam ne famille yu ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ci accident boobu waaye itam di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo si gaañu am mbir gu yaram ci nu mu gën a gaawee pour mën a retrouver seen i mbokk ak seen liggéey. waaw Babacar Gaye. mais yaa ngi wax ne loxo nit mi ngi ci loo bëgg a wax foofu noonu boo nee xëy na yàlla ko dogal mais loxo nit loo bëgg a wax concrètement lan la. waaw xam nga jullit moom mënul bañ a jiital ndogalu yàlla ci lépp lu am mooy foi bi nga xam ne moo tax nga mën a nekk jullit te man jullit la waaye accident moom bu amee toujours dañuy seet ndax amul erreur humaine ndax amul erreur matérielle wala ndax amul circonstance yoo xam ne environnement. wala jaww ji moo koy causé or. comme machine la dafa am toujours ci wàllu machine yu mel ni hélicoptère yi ak avion ak yooyu mu war a am ay maintenance ndax defoon nañ ko normalement mu war ko piloter est-ce que amul erreur de pilotage. parce que seen naa la ci hélicoptère militaire jamonoy màggal gële yaak Lay Wade ak yeneen kilifa PDS ngeen jëloon avion hélicoptère militaire doon dem Touba xamee sul ba xam mennum hélicoptère bi la waaye en tout cas hélicoptère boobu ngeen jël cay jamono waxoon nañ leen ni warta naaw guddi cay jamono xabaar yi ma ci amoon mooy nii hélicoptère bi moom fu janti waajo so rek waratul jóg est-ce que hélicoptère yu démb bi nga xam ni neen booru 19h la daanu mënees naa njort ni xëy na dafa naaw ci waxtu mu warta woon naaw. waaw Babacar man xaw ma exactement ban heure la décollé Ziguinchor mais li nga xam ne xam naa ko si hélicoptère bu mel noonu bu mel ni bi nga xam ne gis naa ci photo ne moom la ak immatriculation bi dugg naa si yaakaar naa ñaari yoon bu ma juumul ëpp na ko sax bi ci mujj mooy bi ñuy dem Touba ak président Abdoulaye Wade mais li ñu waxoon mooy dañu war a décoller avant 19h balaa ñu am visibilité bi di manqué. jant bi di so waaw. donc damay jàpp ne ñi nga xam ne ñoo koy conduire ñàkkul ñoom am nañu ay raisons pourquoi ñu war a décoller avant heure boobu mais li ma constaté woon aussi et ça samay aqulay tàlla moo tax may wax posé wu naa beaucoup de questions laajte naa mais tiens man sama xel parce que laaju ma ko commandant bi laaju ma ko ñi ma àndal avion bi wala hélicoptère bi kañ la parce que aussi gis naa ko xam naa lu bees lu beesul waaye posé wu naa question daal en tout cas en tant que humain parce que kuy dugg ci avion quand même wala ngay dugg ci ay yu mel noonu wala oto sax peut-être yu mel noonu dina jaar sa xel nga naan waaw man est-ce que lii wóor na donc loolu aussi ñàkkul enquête bi nga xam ne président nee na dinañ ko def yaakaar naa nañ ko def ci ni mu gën a transparent dina wone lan moo nekkoon cause accident bi est-ce que erreur matérielle la est-ce que insuffisance ci hélicoptère bi la est-ce que pilotage la. est-ce que hélicoptère bi Mi-17 la ci jamonoy Abdoulaye Wade la ko armée bi am lañ ko jëndee yow jamono yooyu. waaw xam nga hélicoptère mun nañ ko jënd te li ma gis ci armée africaine yi en général duñu am faral di am doole di jënd yu bees en général. waxuma ne boobu dañ ko jënd mu màggat wala beesul xaw ma ci dara mais en général souvent par coopération sax mun nañ ci am hélicoptère boo xam ne wala avion yoo xam ne day fekk armée bi moom dina ko soxla te fekk peut-être ñi leen koy jox mun nañ ko reconditionner loolu dafa am ci aviation avion boo gis boo ko seetloo avion bi ñu mujj jënd nii bu président Macky Sall bi nga xam ne moom lay dawal. avion présidentiel France la woon. bu France bu yàgg. lu yàgg la mais
condition koy jënd am na ñaar fukki at daanaka. gisuloo loolu aussi mun na am hélicoptère boobu tam je ne sais pas. xaw ma daal exactement mais war nañ xool ban âge la hélicoptère boobu waroon am. ñu ngi tudd France Babacar Gueye porte-parole PDS ci la ñuy des ak coowal Karim Wade ak ab tribunal bu ne foofa démb bu niilal li nguurug Sénégal bëggoon teg ay moomeelu Karim Wade foofa sa réaction en tant que porte-parole PDS ci xew-xewu tribunal boobu. waaw Babacar foofu damay am toujours rek mbégte ci. magistrat yi nga xam ne dañoo taxaw magistrat yoo xam ne bu ñuy àtte dañuy àtte aqula talla magistrat yoo xam ne benn nguur mënu leen xoxatal loolu moo tax bu fekkee ne situation mel noonu am na ñun parti démocrate sénégalais suñu combat moo doon toujours li ñuy tuumal Karim Wade teguñu ko fenn alal ji ñuy wax ne moo ko moomu ko li tax ñu ne dafa am enrichissement bay cité ay 600 et quelques milliards de francs CFA yaakaar naa mujj gi ñuy tombé ci ay 178 milliards de francs CFA wane ne Karim Wade lépp luñ tabaxoon ci dossier am dafa mel ni boo ko seetee dëgg-dëgg nguuru Sénégal te Macky Sall jiite ko à l'époque Mimi Touré nekk ministre de la justice ak Sidiki Kaba mi nga xam ne moo mujj nekk remplacé ko ak magistrat yi nga xam ne ñoom lañ jël la CREI yi seen objectif moo doon faagaagal kilifa PDS yi mais tàmbalee ko ci Karim kon bu justice française jógee dogal jëloon na ko yàgg na première instance déjà ñoo leen ne leen li ngeen ñuy laaj mënuñ leen ko defal ndax décision bi ngeen ñu jox teguwul ci yoon bokkul ak en tout cas sarti yoon yi nga xam ne France ñun moom la ñu nàmp moom la ñuy doxal ci suñu réew rek moo am juridiction d'exception boo xam ne réew beneen boo dem yaakaar naa décision ba muy joxe. mais ñoom waxuñu décision bi tegul ci yoon dañ ne seen délit seen droit français ñoom seen wàllum yoon xamuñu lii di délit enrichissement illicite maanaam ambulewul xamuñu ko. ci loolu mooy tegul ci yoon bu ko waa France di wax seen yoon a tax muy wax yoon bu France moo amul délit yi moo tax seen décision wu Sénégal teguwul ci yoon kuy porter nit France plainte da nga war a xool ndax France googu seen yoon ak seen sarti yoon. dina la may nga porter fa plainte ba am fa ndam France na nañ la fii mu leen fi am ndam parce que li ngeen ñu indil bokkul ak suñuy sart réew loolu mooy tegul ci yoon. donc mais du am benn jeexital ci dogal bi nga xamante ne yoon Sénégal moo ko jël parce que yoon Sénégal tamit justice boo xamante ne réew mu moom bopp la dogal bi CREI moo ko jël kon day jàpp ne loolu du indi benn gàkk-gàkk ci dogal bu CREI. si sa xalaat ndax mbir mi budul sax affaire droit boo ko seetee ci affaire morale nga seet ko ci affaire politique. war nga xam ne réew moo xam ne da nga am une juridiction d'exception comme ni ko Mobutu doon amee wala Pinochet nu mu ko doon amee wala ay Ceausescu nga jël décision boo xam ne au plan international kenn nangulu la ko loolu gàcce la premièrement deuxièmement àddina dafa nekk léegi. gannaaw la ca CEDEAO ak ay kuréel yu bànqaasoo wala di liggéeyandoo. Nations Unies def dinaa ci dellusi. ndax boo ko seetee dëgg-dëgg la communauté internationale dañu woon Sénégal ne ko tegu leen ci yoon li ngeen di def mooy CEDEAO d'abord. groupe de travail des Nations Unies ba mujj ci comité des droits de l'homme bu Nations Unies ñoom ñoo ci des fi ñu toll donc ce qu'on appelle la justice internationale du may Sénégal muy def lu ko neex ci biir réewam loolu tant que ñu ngi am possibilité recours ñoom dañ naan xam naa dañuy toog di seetaan rek mais kenn mënul toog ci benn réew benn pouvoir di noot ay citoyens parce que nous sommes devenus des citoyens du monde loolu moo tax gouvernement Sénégal li tax ma wax ne dafa bëggoon faagaagal Karim Wade ak ñoom Omar Sarr ak ñun ñi ñëpp mooy ci njëlbeen dañ jël alal réew mi dem Amérique dem France dem Angleterre dem ci yeneen réew yëpp ba pare demander Banque mondiale dans le cadre de l'initiative STAR ne leen dama bëgg ngeen saytul ma xaalis boo xam dafa jógee Sénégal te ñii ñoo ko moom ñooñu def rapport wan leen ne leen alal ji ngeen di wax ci ñi ngeen ñu citeel Karim Wade li nga xam ne Bibi Bourgi moo ko moom yoonu Karim Wade nekku ci mooy du actionnaire am bokkuñ ko nekkul koo xam ne dafa bokk ci ñi koy gérer ñetteel ba nekkul bénéficiaire économique ñett yooyu bind nañ ko ci rapport bi kon dafa mel ni liñ tabaxoon yëpp dafa nërmeelu kon justice bi nga xam ne moo ko tëj donte Sénégal la dafa nërmeelu CREI base bi mu tëjee Karim Wade mooy da nga am alal joo xam ne lewul àddina bi nee nañ ko Karim Wade amul alal ju lewul te waneegu leen ko ñu nërmeelu France bi li tax en réalité bu fekkee ne dañuy wax affaire appartement bi ñu bëggoon saisir soo ko seetee Karim Wade am na appartement bi avant mu nekk d'ailleurs dans le gouvernement 2002 xam nga loolu quand même te ñëpp xam nañ ne Bibi Bourgi li ñuy wax ne am na ko ci alal boo ko seetee am na fu mu am 3 millions et 600 000 dollars non euros de dette pour jënd ay business te loolu c'est traçable ci rapport bi gis naa ko lire naa ko man
kon loolu moo wane ne CREI li ko soxlaloon mooy lim def jàpp Karim Wade jaay ko doole jugé ko de manière illégale parce que de manière arbitraire loolu groupe de travail def nañ ci ba pare organiser nuñ koy condamné premièrement nan leen ci leen si léegi. organiser CREI tamit boo xoolee li mu gën a insister ci dogalu àtte mooy le modus operandi ni Karim Wade doon làqoo ci ay ginnaaw nit di sañ ci société ngir am alal lu ko lewul noonu la ko CREI waxee. loolu la banque mondiale ne amul banque mondiale moo wax ne amul fenn fu am preuve wane ne Karim Wade am na lien. ak société yi ñuy wax c'est écrit noir sur blanc loolu CREI mënatu ko def comme argument bi gën a am importance moom laa lay wax. gouvernement Sénégal nee na banque mondiale yoonam newul ci loolu ba mu ci yëkkati kàddu. ñoom du mooy dogalul de mais ñoom ñoo ne ko woon seetal ñu ba rapport ba ñëwee 2002 ba tey 2013 ñu ngi ko teg seen kudd comme ni ko Macky Sall di faral di defee ci dossiers yi nga xam da ko gêné Sidiki Kaba teg ci loxoom. Mimi Touré teg ci loxoom magistrat yi nekkoon cour de répression de l'enrichissement illicite teg seen loxo ñu jël ci yooyu magistrat ma jox la li ñu defee machination bi il faut ma leeral ko askan wi ki nga xam ne moo doon directeur de cabinet Mimi Touré baal dañ ko jëlee bi mu tegee loxoom dossier bi ba pare yóbbu ko fi nga xam ne fa lañ nar a attee deuxième fois muy cassation cour suprême Karim Wade jox ko chambre bi nga xam ne bu dossier bi jógee CREI bu ñëwee ci moom lay yem ñu jël. ki nga xam ne mooy premier président bañ jëloon ñu toog ñu ne dañ koy changer muy Mandiogu Ndiaye fu ñu ko nommé conseil constitutionnel lan lañ ci teg ñu toog ba mu yàgg Aliou Ndao magistrat bi nga xam ne moo nekkoon procureur bi mu demee ba gis ne moom dara neewatul ci dossier bi te li may wax dama ko xam bu baax a baax a baax. waxuñ loolu de. dama ne man maay wax man bi mu demee laax ba xam ne dossier bi amul luñ ciy topp dafa sant yàlla biñ koy wàccee mun naa ko wax de manière publique. dafa sant yàlla biñ ko génnee ci dossier wu CREI parce que jàpp na te ñëpp xamoon nañ ne fu muy mujj mooy jéem a toroxal doomu aadama boo xam ne tegoo ko fenn. et puis dama jàpp ne tey li waroon gouvernement Sénégal mooy ñu balu àq Karim Wade mooy ñu balu àq ñi nga xam ne ñooy les dignitaires de l'ancien régime duñ koy waxee affaire Aïda Ndiongue bërki démb la fi jaar. et ensuite Macky Sall li ñu koy laaj reddition des comptes oui. kon kay tribunal CREI googu ngay ŋàññ mi setal Aïda Ndiongue kon kay. maa ngi ñëw xam nga ku jaaxle génn rek 25 personnes lañ jàppoon ci CREI ne dañ leen da war a yóbbu foofu phrase déggatoo ci kenn kon bu ci desee ki ñi ci des fu ñu jaar dañ leen di bàyyi pourquoi parce que xam nañ ne li ñuy def comme Karim Wade dossier yi mu dem ak yóbbu international dañ leen di condamné kon ça veut dire que continuer ci wii yoon yàqu la peut-être c'est une occasion pour ñoom ñu génn ci waaye loolu du leen ci génne nag parce que dafa yomb trop que nga jël nit. à la vindicte populaire wane ko ne ko kii sàcc la pour bloquer ko du dem élection présidentielle. bu ñu Ndiogou Diène mooy CREI daal moom gëm ngeen ba léegi ni daal Macky Sall mooy dogal mooy wax la ñuy def. mais absolument d'abord mooy patron wu ministre de la justice ñaareel ba moom moo nekk procureur moo koy jox ordre te moom moo wax ne dafay jàppaate te moom moo wax ne day def reddition des comptes te moom moo wax ne yenn dossiers yi moo ci teg tànkam ku ànd ak moom mu teg dossier sa tànk bu teg ci tànkam. kon damay jàpp ne moom la il est la clé de voûte des institutions quand il y a une justice boo xam ne baaxul ci réew mi jàppal ne Macky Sall moom moo tax justice boobu baaxul. mais condamnation CREI bi moom kenn mënu ko dindi parce que dogalu yoon la yoonu Sénégal moom la jël daan ko ci wàllum Karim Wade ba léegi nii dogal boobu day des donte sax yaa ngi wax ne ci bitim réew am na ay revers ak yooyu waaye fii si réew mi li ñu jàpp mooy condamnation CREI bi am na dara mënatu ko faase na. loo gis rek rapport de force koy réglé. révision procès yu dem 40 ans 50 ans am na loo gis ci politique rapport de force moo koy réglé ñi nga xam ne ñoom ñoo am tort muy Karim Wade di parti démocratique sénégalais di Khalifa Sall di tous les hommes politiques qui veulent faire face à Macky Sall suñu taxawee tam lépp lu fi Macky Sall def ñu dajji ko parce que teguwul ci yoon dama jàpp ne bu weesu ay rabat d'arrêt ay nangam décision CREI boobu et puis ñun pour l'instant ça ne nous gêne pas de toute façon il y a des procédures yoo xam ne mun nañ ko intenter contre l'État du Sénégal parce que li mu def tegu ko ci yoon décision pari bi. ay borom xam-xam ne bu yëf yi yemoon fii li ngeen tabb Karim Wade seen candidat ci élection présidentielle bu déwén bi day faf naax saay ndax du ci am sañ-sañ ndax gàllankoor yi ko yoon teg ci wàllu woowu. ñooñu kenn ci ñoom amul xam-xam. déedéet mais jàng seen xam-xam. maa ko wax dama ne kenn ci ñoom amul xam-xam ci ni ñuy nekkee candidat à la présidence de la République. Karim Wade pour l'instant amul benn gàllankoor pour bañ a nekk candidat bu fekkee ne respecté nañ
l'article 4 de la Constitution, respecter l'article 29 suivant, 30, 31, 32, 34 de la Constitution, respecter l'article L103, 113, 114, 115 du Code électoral, respecter l'article L57 du Code électoral. Li tax ma wax la ko benn gàllankoor moo am ci Karim Wade mooy Karim Wade il faut que mu bind def déclaration waxuma ay prouver sur l'honneur qu'il est exclusivement de nationalité sénégalaise li ci des yëpp. ay droit civique nag maanaam li koy may ñu mën koo tabbaka wala mu mën di voter. décision bi CREI rendre moom moo am. CREI waxul ba xam CREI waxu ko ne doo amoo sañ-sañu yóotu kilifteefu réew ak ñoom seen waaye est-ce que code électoral boobu justement nga wax. fan problème bi nekk bala ñu yegg ci constitution bi. dinaa la ko leeralal ba mu leer nañ d'abord CREI yi condamné wul Karim Wade pour mu perdre ay droits civiques am c'est clair net et précis. ëllëg casier judiciaire bi Karim Wade di produire doo ci gis mukk une décision boo xam ne dafa am interdiction wala dafa am ay gàllankoor ne lii doo ko mën ci wàllu élection amu fa lañ fay def mooy sa condamnation les conséquences de la condamnation amul benn ci conséquences yooyu bu mën a laal Karim Wade daa leen wax lu tax parce que code électoral waxul ne par exemple délit yi nga xam ne moom lañ condamné Karim Wade muy délit d'enrichissement illicite dañu citer tous les délits yoo xam ne bu ñu la ci condamné même buy 2 ans da ngay dootoo mën a bokk ci élection tu deviens inéligible or cité nañ délits yi ba mu jeex amul benn bu ñu ci condamné Karim Wade mais kon fu ñu jàpp ne mën nañ ko fàttee nañ ma ko wax moo tax man ne ñi nga xam ne dañ ne am xam-xam je défie quiconque de me prouver naka ak yan ci sart yi ma cité dañ ne tout Sénégalais pour faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d'âge et des cas d'incapacité amul parce que cas judiciaire il y aura pas d'incapacité et d'inéligibilité prévu par la loi. La loi n'a pas prévu parmi les délits de condamnation de Karim Wade un délit qui l'empêche d'être éligible et ku ko xam na ma ko cité parce que yi ñu cité corruption yi ñu cité mooy certaine peine infamante mais enrichissement illicite bokk ci parce que dafa nekk un délit d'exception le code électoral peut-être ëllëg bu leen neexee ñu modifier ko def ci ne kuñ condamné maanaam enrichissement illicite doo éligible mais bu boobaa ñu def. question d'interprétation la bu ne ak nañ ko gisee. bu boobaa àttekat yi conseil constitutionnel bu. non man je n'interprète pas. man je lis les textes. ñi interpréter mooy ñi nga xam ne dañu bëgg mu lëndëm man je lis les textes et dama bëgg moo wax ma nga jàkkaarloo benn nit koo xam ne moom xam na droit xam na code électoral xam na lan lañ prévoir yan liste lañ war a fournir comme document ci affaire élection ñu toog ñu waxtaan bu boobaa Sénégalais yi ñoom ñooy apprécier li wóor ba wóor mooy la décision appartient au conseil constitutionnel foofu lañ terminé. conseil constitutionnel Macky Sall ñoom fa nommé. mooy Mandiogu Ndiaye wax naa leen li mu liggéey ci CREI bi mooy Malick Diop xaritam ku nekkoon directeur de cabinet am. kon de amul ci benn yaakaar xaar en kay. Sénégal nee naa la li fiy génn ci décision rapport de force la mu nekk et le PDS et tous les démocrates sont prêts à assumer cette responsabilité. Babacar Gueye porte-parole PDS jërëjëf yéen doog jàmm jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène. maa ngi leen di sant leen gërëm di jégaluwaat ci kàddu gi xam naa warul neex ndax baat bi dafa dee. maa ngi wax Diouf Sarr ak Seydou Gueye ñu tekki li ñu dénkoon maam Koumba Bang. jërëjëf. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yee waa Sénégal. Babacar Fall.